comme keroog alors ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw. Donc voilà, président Gogo, ñoom loolu la ñuy wax. Vous avez vu la circulation au niveau du carrefour de Tivaouane. Dégg ngeen ko, gis ngeen ko. Voilà, manifestants yi commencé alors di gën a bëri ñu déglu leen tuuti. Voilà, donc on se rappelle que c'est ce même Macky Sall qui avait dénoncé en 2011 au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme que le président Abdoulaye Wade warul la mën a am un troisième mandat. Aujourd'hui dafa mel ni Sénégal dellu na fa mu nekkoon. Voilà un des responsables de Yewwi Askan Wi da ngay présenté wu suñu mbokk auditeurs yi mu mel ni tey tamit nit ñi ñëw nañu en masse. Voilà, d'abord assalamu alaikum la population du Sénégal. Assalamu alaikum waa Tivaouane. Lamine Lo nekk un responsable d'abord de Pastef, nekk responsable de la coalition Yewwi Askan Wi. Il y a trop de bruit. Bon, voilà, c'est l'ambiance.
L'ambiance au carrefour de Tivaouane.
Voilà, 30 minutes, donc fin de la première manche. Maintenant, nous déglu ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi Yewwi Askan Wi ñi nga xam ne ñëwoon nañu fii ñu def un petit point de presse revenir vraiment ci li nga xam ni moom moo fi amoon léegi fii ci Carrefour bu Tivaouane notamment ginnaaw bu ko seeni kilifa surtout monsieur le président Sonko de Pastef les Patriotes ñoom tamit ñu respecter à la lettre le mot d'ordre organiser vraiment concert de casserole bi fii au niveau du Carrefour de Tivaouane. Donc ils sont là d'une minute à l'autre donc dinañu def li nga xam ni moom mooy un point pour expliquer li waral seenu génn actuellement nii fii ci mbedd Tivaouane yi donc mu présenté wu d'abord wax li nga xam ni moom moo waral concert de casserole bi. waaw d'abord damay nuyu askanu Sénégal bi yëpp di leen jaajëfal di nuyu également askanu Tivaouane di présenté wu rek maa ngi tudd Mamadou Lamine Lo nekk un responsable ci parti bu ñuy wax PASTEF mais également nekk responsable ci Yewwi Askan Wi d'ailleurs élection municipale yi ñu génn avec la confiance de mes collègues donc mën nañ defoon coordonnateur des investitures dañuy am mbégte nag fekke bis bu mel nii parce que lii moom la ñuy wax le début de la fin pour le monarque de Fatick dañuy jaar ci turam nag donte jox nañ ko cër lool waaye jàpp nañ ni moom joxuñu cër 2012 dañ ko dénkoon réew mi ndax li ñu naqari woon dañ ne woon dañ ko koy jox ngir mu fajal ñu ko waaye jàpp nañ ni 2012 ak léegi li ñu dund ci ay tolof-tolof ci naqar ci tiis ci mettit raw na fuuf li ñu dund diggante 2000 ba 2012 kon nag li ñuy wax le président Macky Sall et son régime dictatorial ses menaces ces intimidations ne pourront prospérer dans ce Sénégal de Cheikh Amadou Bamba, dans ce Sénégal de Mame Maodo Malick, dans ce Sénégal de Albouri Ndiaye, dans ce Sénégal de Lat Dior Diop. bu ñu fàtte ni Sénégal amoon na ñu ñuy wooye jigéenu ndeer bañ moo leen koy yóbbee ñooñu nag seeni sët ñoo màgg ragal amul ci Yewwi Askan Wi. Nous sommes prêts jusqu'au sacrifice suprême pour que ce pays-là soit sur les rails de l'émergence. Président Macky Sall la ñuy wax moom ak nguuram nañu xam ni jeexal nañu tàkk nañu préparer seeni valise xam ni ndaw yi dañuy jël relève te buñ nee ndaw yi dañuy joxoñ ko mel ni président Ousmane Sonko joxoñ ko mel ni Barthélémy Dias joxoñ ko mel ni El Hadj Malick Gakou joxoñ ko mel ni Déthié Fall Soxna Diarra Bousso ak ñeneen ñu mel ni ñoom parce que li ñu gis coalition Yewwi Askan Wi jalon yi nga xam ne teg nañ ko pour Sénégal ñëpp xam nañ ni fa ñu nar a yóbbu Sénégal incha allah buñ ko fekkee te tal ko mbégte lay doon Kambale nag liñ fi nekkee xam nañ ko luubal sàcc ak noot loolu nag bu mu jaam gi incha allah dinañ ko dagg mu neex ko mu naqari ko jaay alalu réew mi ak jaay alalu réew mi li ñuy dund jarul sax ñu koy nettali nit jarul ñu koy wax nit parce que làmb daj la Sénégal féppay metti niñ koy waxee rek feebaru màgget la foo laal mu metti kon nag dañuy wax président Macky Sall Sénégal da ko jëlewoon ci jàmm na ko delloowaat ci jàmm ce que nous avons vécu ces 2 dernières années metti nañu ci ay caaxaan ñu ciy faat ay bakkan moom xam na ni muy def président Ousmane Sonko su ko maître Abdoulaye Wade defoon du nekk tey fi mu nekk président Macky Sall ñun en 2008 bokk nañ ci ñi nga xam ni dañoo taxawoon pour jàppale ko ndax dañu jàpp ni dañ ko teg naqar di ko teg injustice waaye injustice boobu mu doon dund
moom lay teg sénégalais yi tey waaye nag na xam ni incha allah nous ferons face. balaa may jox kàddu gi kii nga xam ne mooy suñu honorable député nekk suñu candidat Massata gis ngeen ko c'est un jeune ngeen xam ni Yewwi Askan Wi dafa miser sur la jeunesse parce que Massata bu ngeen ko xoolee xam ne sax maa ko mag moom mooy suñu candidat au niveau départemental yéen jeunes yi jël leen seen carte ngeen voté pour la coalition Yewwi Askan Wi ngeen voté seen xarit seen rak seen mag Massata Samb kii c'est un avenir prometteur pour le département de Tivaouane donc dañuy bañ wax ji gudd rek ñu jox Massata balaa Pape Sène di ci sànni ay kàddu ak soxna Mame Bousso jërë ngeen jëf. waaw salaamaaleykum mbokki Tivaouane mbokki Sénégal sax laay wax ma wàcc ma wàcc fii waaw salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di rafetlu vraiment taxawaay maa ngi tudd Massata Samb bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ci biir parti PUR nekk candidat wu Yewwi ak Wallu au niveau du département de Tivaouane bu ngeen gisee suñuy tànk du caage ni luñ nekk candidat moo tax mais askan wi ci boppam ñoo sonn Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy dafa mas a wax ni baat bu am solo te ñu ngi koy dund moment bii daf ni moom dafa tiit man dama tiit la wax dama tiit ndax réew mu amul justice te ku ne xam na ni réew justice mooy tax mu dox su du woon loolu ci jungle la ñuy nekk rek ku man sa morom duma te moment bii en 2022 Sénégal waratul a dund lu mel noonu 2011 xeex yi doon am yëpp c'est pour démocratie mën a sax fii ci Sénégal looloo tax ñu doxale ni ñu doxale mais ñëpp constaté nañ jusqu'à nos jours que ni démocratie bi waxuma la dafa newoon fam ne mais dafa mujj dellu ginnaaw parce que li am ren mu ngi door a am di xool naan kii mooy dem ak kii du dem mais France sax defuñu noonu France ñi nga xam ne tey jii boo demee assemblée nationale majorité ba ñoo fa ëpp doole sax doxalewul noonu gis nga réew démocratie moo koy doxal te dem na ba benn instant ñu bëgg a jël Yewwi Askan Wi diaboliser ko jaxase ko population bi jaxase ko chef religieux yi te fekk demewul noonu bu ñuy wax nan dem manifester wu c'est pour que nit ñi dem li leen naqari ñu génne ko parce que constitution moo ko may askanu Sénégal droit de manifester Seydi Hadji Malick joxe woon na doomam bu ñuy wax Sidi Ahmed Sy di taawam ak yeneen i taalibe ñu demoon guerre yi loolu jihaad la gis nga jihaad boobu ba léegi ci la ñu nekk jeunesse su Tivaouane jeunesse su Sénégal réewunu ñàkkunu teggin mais dafa fekk ni ku ci nekk sa avenir da nga koy jéem a xeex ba xam fa nga jëm fan la Sénégal fi ñu bëgg a jëme nii kenn xamatul fan la ñoo xam ne ay paa yoo xam ni depuis Senghor ba léegi ñu ngi fi toog ci pouvoir bi ni duñ fi jógee mais loolu mënatu la nekk loolu mënatu la nekk d'accord mënatu la nekk looloo tax instant bii nii Macky Sall fal nan ko falati ko wax dëgg yàlla góor ca wax ja nit ku ne war nga sàmm sa kàddu que ni 3e mandat moom wax na ko ci plateau bu nekk dem na France 24 ak fu ne wax ko fa ni man 3e mandat fu ne mën nañ ma faa dégg ba mu des ci man lu ne mën nañ ma jaa dégg ba mu des 3e mandat kon loolu na ko jëfe beneen bi ci des mooy Yewwi Askan Wi ku yaakaar ni dañoo daw wala dañuy yox xamoo sax li xew stratégie lañ doon doxal mooy que ni injustice am na dinañ ko xeex ba nu xam ni war nañ koo xeex mais moment bii boo gisee démb leader yi waxe ni nu waxee xam nan ni ñoom askan wi ñoom la ñuy déglu su ni leen woon léegi jubali leen pale ñu jubali ko mais xam nan ni loolu taxu leen a jóg état de droit la ñu nekk am nan droit de manifester xañ nan ñu ko tey jii tëgg nañ suñuy bool waaye nag lépp ci discipline lañ koy def ak ci yar ak teggin ñun xeexunu mosoo fee dégg benn manifestation bu am ñu ni opposition moo rey nit mos a am boobu ba léegi li ngay dégg mooy ay homme de tenue ñooy rey nit ñi rek te mujjul fenn ba léegi loolu nag dañ ci war a wax parce que benn bakkan bu dee rek kenn xamul li mën a yóbbu lan la kon donc lii ñuy xeex nii du daw du dara mais dañu xam ni tabaski lan nekk
am na ci loo xam ni nit ñi taluñu ko nekk di taali ponoog di def lu ne lii ñu def nii rek foog naa ni ku mu yeewul leneen dootu la yee parce que un Ousmane Sonko wala un Khalifa Sall wala keneen ak keneen Cheikh Tidiane Youm bu toog fële ca Dakar ni bu subaa nan def conseil de casserole monde entier bi yëpp di ko tëgg loolu ku mu tiitalul war ngaa seetaat sa bopp te affaire bi wax ji rek a fi nekk mais gis nga ñoom sax xam nañ ni le 31 juillet nanu def Macron nu ko raw la ñuy def Macky Sall fii incha allah léegi nag wax ji lenn dong la nan ñaan yàlla tabaski ci jàmm mais yéen ñëpp na ngeen mobiliser wu le 31 juillet 7 heures na fa fekk ñëpp ku ci nekk teel sa carte ba pare amal vigilance ci ñi nga xam dañuy nar a influencer nit ñiy voté ba nga xam ni Yewwi Askan Wi dina battre Benno Bokk Yaakaar wan leen ni leen dóor leen ko bu jeexee nag nan yan waat suñuy leget ak suñuy casserole dem toogiwaat tabaski ak jàmm le 31 juillet le 10 incha allah ñu dem campagne le 31 juillet ñu voteel Yewwi Askan Wi massivement jëlee fi régime Macky Sall jëlee fi député yi nga xam ne dañuy dem di sàcc xaalis di ko denc seeni kër jëlee fi député yi nga xam ni dañuy dem di voté di lànk ni duñ voté góor jigéen jëlee fi député yi nga xam ne ay faux billets dong la ñuy trafiqué loolu nag Yewwi Askan dina fi indi yeneen i député yoo xam ni li askan yu bëgg ci la ñuy dox incha allah je vous remercie jërë ngeen jëf. Et une dame pour plus d'équilibre soxna yi donc ñoom it ñëwoon nañu participer ci li nga xam ni moom mooy concert de casserole bi kon peut-être ñu jël ci ñaar wala kenn bokk mu wax ci turu jigéen ñi. waa asalaamaaleykum wa rahmatulah daanaka ñi ma jiitu wax nañ pratiquement lépp Sénégal moom liñ naan caayet naar la rek naari baal ma mais foo laal rek day metti lii ras de bol la partout li ñuy dund ñëpp xam nañ ko injustice démocratie ak yiñ ci amoon yëpp ñu fule ko au pied te ñun kenn duñu noot loolu moom boye bu ñu xam ko kenn duñu noot dañuy bañ ba kere ñuy dee waaw ku weddi rek talaatay ndeer ay jigéen ñu bañoon ñu ñuy noot ñoom Yacine Boubou moo taxoon ñu taal seen bopp si néeg ba jeex tàkk doon lu ñu doon jigéen tamit dañuy bañ waaw te lii ñuy dund moom une dictature qui ne dit pas son nom lañ nekk loolu lañ nekk di dund te loolu kenn du ko nangu kon boog dañ koy xeex ba suñu dernière énergie dañ koy xeex incha allah bon di nekk Sénégal macha allah mën na développer mën na dem mën na émerger mais il faut ñu am un président patriote comme le président Ousmane Sonko ak ñeneen ñi mu àndal bu ñu leen jiitalee rek duñ ko réccu waa kay wasalaam. Voilà donc waaw juste peut-être 2 mots le mot de la fin. parce que loolu mënuñu ko bañ a wax dañuy jaajëfal suñu jigéen ñi jaajëfal ndaw yi jaajëfal suñu leader yi vraiment xam nañ ni Sénégal yitteel na leen donc loolu la ñu woon dañ ko ci dolli te ñaanal leen projet bi nga xam ne mi ngi ñoom seen loxo ñu yéene ko Sénégal ñoom ñu fekke ko tatal ko ak ñun ñi ñëpp parce que le Sénégal lu ñu mën a wax rek regorge de ressources humaines boo jëlee département de Tivaouane je dirais même que c'est le département le plus riche en sous-sol mais bu ñu xoolee taux de chômage bi fi nekk c'est extraordinaire donc ces défis sont à relever et nous sommes capables de les relever je vous remercie. D'accord. waaw ñu ngi leen di remercier bu baax man la Ndeye Tuuti vraiment kontaan nañ sama leader yi ñi fi jiitu wax nañ lépp macha allah kontaan nañ bu baax a baax tey 30 minutes la ba passé 10 minutes mais beneen yoon xam naa proche danaan ñu def ko 1 heure de temps parce que doyul population Tivaouane bi ñëpp génn nañ kontaan nañ dëkk bi dafa metti nit ñi sonn nañ ICS a ngi nii ak feneen te mën naa ni fii ñoo gën a ndóol sunu ressources yëpp ñu jël ko bëgg koo jox tubaab bi léegi ñun ñu ndóol te ay nit la ñun ñuy ay nit dañoo xees ñun ñu ñuul li ñu wanoon suñu maam yi rek dafa doy sëkk ñu nag tubaab bi dafa doy sëkk mu dagg proche nag lañ ci yaakaar ànd ak moom pour xees suñu projet kontaan nañ ñu ngi remercier ñëpp nekk leen si jàmm. Voilà donc Ndeye donc avec sa crinière de battante Mamadou Diop donc